ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est que il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. tey nag dañuy wax ci benn doomi aadama boo xamante ne nii bokk na ci ñi marqué histoire Afrique muy Thomas Sankara. fii ci Afrique nag même bu fekkee ni suñu borom nattoon nañu ay président yoo xamante ne nii duñu ay président yu baax duñu ay patriote bëgguñu réew mi, mais am na ci ay président yoo xamante ne nii amoon nañ ay yéene amoon nañ ay projet yoo xamante ne nii la ko taxoon jóg mooy tabax Afrique ak ay africains yoo xamante ne nii ay patriote lañ, mais malheureusement ñu sàkkal leen pexe lëkkaloog ak ay doomi africain. moo tax tey ñuy wax ci ab benn panafricain muy Thomas Sankara, pas sax mu nekk benn biographie mais wax ci réalisation yi nga xamante nii namoon na ko def biir réewam te Afrique yëpp mënoon ci inspiré wu, maanaam ab système boo xamante ne nii yeneen dëkk africain yi mën na ci référé wu sukkandiku ci pour am li nga xamante nii mooy développement ak naataange. donc daañu waxtaanee loolu lépp ci biir vidéo bi pour ñi nga xamante ni ñi ngi dégg Thomas Sankara moo xam ay mag lañ wala ay ndaw lañ. moom Thomas Sankara nga xam ne bokk na ci personnage yi nga xamante ni duñu leen jàngale ci suñu école yi, tubaab bi kese la ñuy jàngal seen histoire. ñu wax ci jëmm joojee nan la buggee woon développer Afrique bi nga xamante ni mooy continent bi nga xam ni moo ëpp richesse ci àdduna. Thomas Sankara nag ci turam dëgg di Thomas Isidore Noël Sankara mi ngi juddu le 21 décembre 1949 ci ab localité bu nekk Burkina Faso bi ñuy woowee Yako. papam nag di ab pël nekkoon aussi infirmier gendarme, yaayam tamit bokk ci xeet bu ñuy woowee Mossi boo ko déggee ab askan la woo xamante ni dañu bàyyeekoo ci xeetu pël. booy xool côté Burkina Faso la leen di fekk lu cëpp. tey boo demee Burkina Faso askan wi bu ñu dee téeméer ñeent fukk yëpp ci xeet boobu noonu lañu sokkee ko. Thomas Sankara nag gannaaw ba mu amee baccalauréat am dem Prytanée militaire bu Kajogo. d'ailleurs looloo ko permettre mu gën a comprendre xam tubaab yi, parce que jamono jooju Prytanée militaire réew bii di Burkina Faso dafa bëri woon ay doomi colon, maanaam ñi nga xamante ni nii ñoo nootoon Afrique. seeni doom dañu bëri woon ci Prytanée militaire réew moomu. loolu taxoon Thomas Sankara gën a maîtriser tubaab yi gën leen xam parce que côtoyé na leen bi mu jaaree Prytanée militaire. par la suite Thomas Sankara def na formation wu officier ci école militaire interarmes ñu koy woowee EMIA bu nekk Yaoundé ca Cameroun. après loolu tamit intégré na académie militaire bu Madagascar. d'ailleurs foofu la jàngee li nga xamante ni mooy science politique, économie politique, français ak li nga xamante ni mooy science agricole. mais Thomas Sankara nag jamono yi nga xamante ni doon na jàngee réew bii di Madagascar dafa fekkee woon en 1972 benn révolution, maanaam benn fipp boo xamante ni nii moo sabab daanu nguuru néocolonialiste bi ñuy woowee Philibert Tsiranana. moom Philibert Tsiranana boobu moo nekk premier président de la république bu réew bi di Madagascar. jamono bi révolution di am ci biir réew moomee bañ koy jëlee ci bopp nguur gi dafa fekkoon Thomas Sankara muy jàng. léegi nag moom Thomas Sankara bi mu dellusee ci réew bii di Haute-Volta en 1973, parce que Burkina Faso tuddul woon Burkina Faso mi ngi tuddoon Haute-Volta. waxoon naa lañ ci benn vidéo ko tubaab yi bi ñu coloniser bi ñu nootee dañu jël dëkk bu ne wutal ko ab tur. ay Sénégal ay Mali ay Côte d'Ivoire tur yooyu yëpp tubaab yee ko créé ñoo ñu ko jox du ñun loo xamante ni nii ñoo ko créé suñu bopp. maintenant Thomas Sankara wala bokk na ci rare président africain yi nga xamante ni jëloon nañ seen i responsabilité soppi tur yi nga xamante ni nii tubaab yi ñoo leen ko tànnaloon wut weneen tur woo xamante ni dëppoo nag li nga xamante ni mooy aada réew ma. loolu lépp daañ ci ñëw. léegi nag bi mu dellusee ca réew ma révolution bi nga xamante ni am na Madagascar inspiré ko, parce que Burkina Faso jamono jooju régime néocolonialiste moo fa nekkoon, maanaam tubaab bi ñuy wëy di monopoliser li nga xamante ni mooy dëkk ba teg fa loxo. ci noonu nag Thomas Sankara décidé def ca Burkina Faso li ñuy woowee révolution démocratique et populaire. pas révolution boo xamante ni day rey askan wi di leen noot, mais révolution boo xamante ni ay nitu armée bi ñoo koy jiite, mais tamit askan wi da ciy bokk gis ci boppam ànd ceeg ñoom. lan la Thomas Sankara def
en 1973 jamono jooju nga xamante ni mi ngi nekkoon sous-lieutenant dañ ko dénkoon li nga xamante ni mooy formation wu jeunes militaires yi maanaam militaires yi nga xamante ni dañu toll ci formation ñu dénk ko seen tàggat Thomas Sankara décidé defal leen formation militaire boo xamante ni day dëppoog njàngale droit ak devoir citoyen maanaam tàggat leen ci jikko insister tamit ci li nga xamante ni mooy formation politique ñi nga xamante ni ñooy soldats yi. parce que Thomas Sankara dafa daan faral di wax naan sans formation politique patriotique un militaire n'est qu'un criminel en puissance maanaam soldat bi buñ ko tàggatul ci wàllu patriotisme ak jëfin goo xamante ni méngoo naag bëgg sa réew soldat boobee du lenn lu dul ab nit bu safaanwu ci li nga xamante ni mooy askanam ci noonee la former génération militaire bu consciente boo xamante ni seen mbëbët ak seen yéene ak seen liggéey du lenn lu dul défendre li nga xamante ni mooy intérêt réew ma. ba en 1974 Thomas Sankara wane waat li nga xamante ni mooy taxawaayam ci ab fitna goo xamante ni amoon na réew Mali mu bokkoon ci ñi interveniroon ci réew moomee entre temps jot na am grade li nga xamante ni mooy capitaine. par la suite la créé ab organisation ak yeneen officiers yu nekk ci l'armée bi pour xeex régime bi nga xamante ni moo nekkoon Burkina Faso muy régime néocolonialiste maanaam tubaab yi ñooy wëy di teg loxo ci réew ma. te en plus jamono jooju dafa amoon ay hommes politiques burkinabé yoo xamante ni ña nga woon ca réew ma gën a féeta mag ñoom ñi nga xamante ni ay ndaw la ñoom Thomas Sankara ak génération am defuñu jàng bu sori ñoom hommes politiques yi nga xam ne ñoo fa nekk ngànk pouvoir bi te itam lu leen neex lañ daan def ci li nga xamante ni mooy alalu réew ma. loolee sabab en janvier 1983 am coup d'état bu am ci biir réew mi Thomas Sankara ñu nommé ko li nga xamante ni mooy premier ministre mais après dafa jot a am ay problème ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi parce que moom Thomas Sankara li mu bëggoon mooy dagg lien bi nga xamante ni am na diggante Burkina Faso ak France le 17 mai 1983 ñu dàq ko ci gouvernement bi ndax lan parce que dafa invité woon ki nga xamante ni mooy Kadhafi loolee nga xamante ni nii neexul réew bi nga xam ne mooy France. S'agissant de la Libye, vous dites que l'on nous accuse d'avoir des relations étroites avec la Libye. C'est quand même curieux. Même à une certaine époque, c'est quand même curieux. Voilà un État souverain qui établit des relations avec un autre État souverain, qui les veut étroites, qui réussit à les avoir étroites, et on l'accuse. gannaaw loolu ñu sàkkal ko pexe tëj ko kaso mais bi loolu amee askan wi toogul di xoole askan wi dañu jóg fépp ay manifestation ñu amal ko ci biir réew ma ci ndimbalu ay parti politique ak ay syndicats pour que ñu libérer ki nga xamante ni mooy Thomas Sankara ci weeru août 1983 mu amaat beneen coup d'état boo xamante ni ki ko jiite mooy ki newoon xaritu Thomas Sankara ci jamono jooju muy Blaise Compaoré dinañ ñëw moom tamit après ci implication bi nga xamante ni impliqué wu na ko ci rayum Thomas Sankara maanaam daf ko wor après. léegi nag coup d'état boobu noonu bi mu amee Thomas Sankara ñu teg ko ci bopp conseil national révolutionnaire maanaam mu jiite réew ma mu créé gouvernement ak parti africain de l'indépendance muy PAI ak union des luttes communistes reconstruite jamono jooju Thomas Sankara mi ngi amoon lu toll ci fanweeri at ak ñett maanaam 33 ans. bi mu jëlee nag pouvoir bi moom Thomas Sankara li mu njëkk a def mooy soppi turu dëkk ba parce que wax naa leen sànq que dëkk ba mi ngi tuddoon Haute-Volta tur boo xamante ni tubaab bi ñoo ko choisiroon Thomas Sankara soppi tur boobee tuddee réew ma Burkina Faso Burkina Faso mi ngi tekkee ci français pays des hommes intègres maanaam dëkku doomi aadama yu jub yi te dëggu. gannaaw loolu Thomas Sankara décidé wàññi li nga xamante ni mooy train de vie wu état bi maanaam nguur gi li ñuy lekk ci xaalis ak li ñuy dépenser seeni frais dafa ëpp léegi nañ ko wàññi ndax Thomas Sankara dafa jàppoon ni président bi ministres yi ak yeneen personnalités yi nekk ci gouvernement bi li ñuy dundee bokk na ci lu tardeel réew mi mu ne faaw ñu wàññi seeni dépenses pour delloo askan wi seen alal au lieu que ñuy dawal ay oto yu rafet ay oto de luxe comme ni ko président yi di defee Thomas Sankara décidé jënd ab oto boo xamante ni marque Renault 5 la te oto bi véhicule occasion la mu exiger ko tamit bépp membre gouvernement bi ak ay salaire yoo xamante ni salaire yu ndaw la après dina leen wax Thomas Sankara ñaata la doon fayeku bu ngeen ko déggee sax amaana di ngeen tiit ca président de la république. après loolu Thomas Sankara ne faaw ñu def li nga xamante ni mooy consommation locale te loolu mi ngi tàmbalee ci anam gi ñuy solo lan la Thomas Sankara def dafa ne dañuy utiliser coton wu dëkk bi defar ci ay tissu ay sac ak ay yeneen accessoires bu ko defee réew mi yëpp lépp lu ñuy sol ci tissu ci biir réew mi lañ koy defaree ak produit réew mi
ensuite Thomas Sankara ne li ñuy dundee tamit ñun ñoo koy produiral suñu bopp dootul amati benn produit boo xamante ni bitim réew lay jógee ñëw fii askan wi di ko dundee te yéene bi daf ko dëggal parce que ci ñetti at kese Burkina Faso dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa moom boppam ci wàllum dund lépp lu askan wi di dundee ci biir réew mi lañ koy bayee ci biir réew mi lañ koy produire. ci wàllum nag jàng ak jàngale Thomas Sankara ne day yokk li nga xamante ni mooy jàngalekat yi maanaam enseignants yi mu yokk ko ci lu toll ci 16% parce que dafa ne woon moom Thomas Sankara ab réew mënul jëm kanam tant que citoyens yi jànguñu amuñu benn niveau de conscience. réforme boobu noonu joxe ay résultats yu jéggi dayo parce que 1983 jàpp 1985 askanu Burkina ña fa jàng dafa jugee 16,5% dem ba 20,9%. entre 1985 ba 1986 mu yegg ci 24%. réew mi nag commencé changer xar kanam parce que même baykat yi nga xamante ni jotuñu woon jàng mënuñu woon lire dañ leen doon proposer ay cours pour que ñuy xam enjeu économique yi maanaam koom-koom réew mi ni muy doxee. te li gën a yéeme ci politique Thomas Sankara mooy dafa adapté woon idéologie Cheikh Anta Diop maanaam jàngale li nga xamante ni mooy làkk réew mi lu mat fukki làkk yoo xamante ni ñu ngi koy làkk biir Burkina Faso dañ ko intégré ci école yi pour gën a mën a former ndaw yi nga xamante ni ñooy jàng bu ko defee ñu gën a mën a jàng nit ñi ci li nga xamante ni mooy civisme ak li nga xamante ni mooy bëgg sa réew muy patriotisme hygiène wàllum cet lépp rek ngir tabax ay citoyen modèle ay nit yoo xamante ni dañuy bëgg réew mi tënku ci ay charte yoo xamante ni mooy tax réew mi jëm kanam. ci wàllum tamit wér-gu-yaram Thomas Sankara décidé créer chaque localité bu ci ne ak lu mu ndaw am benn poste de santé maanaam nit ñi di faju te loolu nag pour que faj bi am yërmande bi war résultat yi nga xamante ni moom la ñuy xaar Thomas Sankara dafa am benn idée bu original naka la def dafa ne médecin bu ci nekk bépp agent de santé yow da ngay liggéey ci localité bi nga xamante ni fa nga sokkee ko maanaam fa nga juddoo fa nga màggee miin askan wi maanaam médecin bi moom nit ñi nga xam ne ñoom lay faj day nekk ay nit yoo xamante ni ñoo bokk même dëkkuwaay ñoo bokk même quartier ñoo fawandoo ñoo màggandoo ñoo bokk même gëm-gëm bu ko defee taxaw bi ci lay gënee parce que yow ki ngay faj da nga koy xam doo ko jànni doo ko toroxal da nga koy jagleel traitement boo xamante ni mooy gën bu ko defee paj bi day gën a jaar yoon idée bii la Thomas Sankara amoon. ci wàllum financement tamit Thomas Sankara ne dootuñu lebati xaalis bitim réew bépp projet boo xamante ni namm nañ ko def ci biir réew mi askan wi ci boppam ñoo koy financé te alal jooju noonu benn caisse de solidarité bu ñuy teg moo koy gérer. financement bi nag naka lay demee bépp doomi Burkina Faso da ngay cotiser at bu yàlla sàkk 800 francs maanaam téeméer ak juróom benn fukki dërëm xam ngeen ni 800 francs du dara daanaka somme bu symbolique la mais bu dee ni ay millions ngi doomi aadama cotiser nañ alal ju bari la léegi nag alal jooju la Thomas Sankara ne mooy financer yenn projets yi taxaw yi itam askan wi nga xamante ni soxla nañu ndimbal. Thomas Sankara yamu ci de dafa bëggoon tamit bépp dëkku Afrique def même chose maanaam financer say projet bopp ak sa askan pour bañ a dépendre ci tubaab yi ndax alal gi ñu leen di lebal. demoon na sax ba engagé benn combat contre dette yi nga xamante ni dëkk africains yi amal nañ ko organisation yi nga xam ne ñooy financer réew yi. le 29 juillet 1987 ci sommet bu Union africaine Thomas Sankara dafa taxaw def ab discours di sàkku ci bépp président africain ñu boole suñuy doole pour que ñu bañ a fay dette maanaam bor yi nga xamante ni amal nañ ko bailleurs yi. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. ci vidéo bi Thomas Sankara di xam la ni dette yi nga xamante ne nii dëkk africain yi ameel nañ ko organisation internationale de financement yi muy bor yi du lenn lu dul njeexitalu noot gi ñu tubaab bi nootoon parce que tubaab bi ci boppam ñoo ñu contraindre pour que ñu leb yooyee bor donc ñoom ñoo ko war a fay. Thomas Sankara di xam ne itam ci vidéo bi que Afrique bu wóyee di fay yële bor ay fukki at ci kanam dañuy wóy di dee ci li nga xamante ni mooy pauvreté maanaam ñàkk. discours bi sax Thomas Sankara mi ngi ko jeexalee woon ci di xam le ni bu fekkee ni Burkina Faso kese moo nar a jël bi leen ndogal maanaam lànk ni du fay bor yi nga xamante ni amal nañ ko organisation internationale yi ñoom seen réew dootuñu teewati ci li nga xamante ni mooy conférence bi Union africaine. waaye nag Thomas Sankara gannaaw bu mu teniree discours boobu noonu ca la tàmbalee am ay problème parce que mi ngi def discours bi le 29 juillet 1987 ñaari weer ak xaaj dañ ci teg muy 15 octobre 1987
ñu ray ko te biñ koy ray mi ngi amoon 37 ans maanaam fanweeri at ak juróom-ñaar rayam nag umpul kenn France moo ko ray parce que xam nañ ni dootuñ neexleeti Burkina Faso tant que Thomas Sankara mi ngi nekk ci bopp réew mi. France moo complot xaritu benn bakkanam muy Blaise Compaoré organiser ab coup d'état ray ki nga xamante ni moo Thomas Sankara. Jacques Chirac bi nga xamante ni moo dee fan yi ci ginnaaw yenn sénégalais yi sax doñ ko màggal ndax ñàkk a xam parce que réew mi dafa bari ñoo xamante ni xamuñ moom Jacques Chirac ak François Mitterrand ñoo ngémboon Blaise Compaoré pour que mu ray xaritu benn bakkanam muy Thomas Sankara. lan moo tax nag mu def ko parce que dañ ko diggoon que ni bu ko defee dinañ ko teg ci bopp réew bi di Burkina Faso moo tax Thomas Sankara gannaaw bañ ko sàkkalee pexe ray ko jël bakkanam moom Blaise Compaoré moo nekk ci bopp réew bi di Burkina Faso. loolu nag li muy prouvé mooy nit ku ñuul yàgg na def lu bon moroom nit ku ñuulam tey lépp lu tubaab yi réussir am ci ndam ci suñu réew yi dañ ko def complot ak ay doomi africains yi nga xamante ni nii dara ñoru leen dara intéressé wu leen lu dul xaalis nguur ak li nga xamante ni mooy prestige. te li mat a souligner ci histoire Thomas Sankara mooy ba jamono gi ñuy wax ak yéen moo nekk président de la république bu gënoon ndóol maanaam bu gën a pauvre ci histoire ci àdduna bi yëpp. junjoon naa ko sànq Thomas Sankara mi ngi doon fayeeku salaire 138 736 francs lii la Thomas Sankara doon fayeeku salaire en tant que président de la république Burkina Faso bi mu deewee bàyyiwu fi benn alal jegleel ko jabaram ak ay doomam lenn daal la fi bàyyi mooy ab vélo de course benn guitare ak benn valise boo xamante nii ay bagages am yu ndaw ñoo fa nekk. amoon na itam benn parcelle ak benn teen ci village bi nga xamante ni fa la sokkee ko loolu li muy wane mooy jëmb ji muy Thomas Sankara nekkul woon président pour nguuru wala pour am alal ay nit la yoo xamante ni dañ doon def politique ndax ay principe ay ngëm-ngëm ak mbëggeel gi nga xamante ni am nañ ko jëmale seen réew. imaginel koo xamante ni njiitu réew nga woon nga dee bàyyiloo dara sa njaboot ci alal juróomi Thomas Sankara buñ ko amoon suñu jamono ji Afrique kenn waxatu ko et malheureusement nag nit ñu mel ni ñoom duñu leen jàngale duñu leen xamal ndaw ñi et pourtant nouvelle génération bi war nañ ko mën a xam war nañu xam ñu mel ni moom Thomas Sankara pour inspirer wu ci li nga xamante ni mooy parcours am ak li nga xamante ni mooy patriotisme am nit ñu mel ni Thomas Sankara dañu war a wëy di wax ci ñoom pour joxe exemple classe politique bi nga xamante ni jàpp nañ ni politique moo leen di permettre ñu am alal donc yàlla ñu yàlla mooy ay Thomas Sankara ay nit yoo xamante ni bëgg nañ seen réew te pare nañ pour défendre li nga xamante ni mooy seeni intérêt population. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.